Madame, Monsieur, bonjour. Merci d'être avec nous. Bon réveil. Mbaa jàmm ngeen fanaane seen yaram jàmm loolee lañ leen di ñaanal xëy yëgoo benn métit jar na sant yàlla donc defe naa ñun ñëpp nañu àndandoo sant mais en même temps di xalaat ñi nga xamee ni fi mu tollu tembe ñoom ñoo tëdd nekk ci hôpitaux yi waxuñu rek ñi nga xamee ni ñoo amee coronavirus bi mais képp koo xamee ni am na tawat boo xamee ni mu ngi sa yaram ñu ngi lay ñaanal wér balaa nga xam ni wér a am solo nga tëdd feebar maara day taali ci ngay xam valeuru wérgu yaram bu am solo loolu nag moo tax àddina wërngal képp àndandoo di xeex li nga xamante ni moo di coronavirus bi bi crise bi tàmbalee ba tey ci télévision Futur Média ñu soppi daanaka doxalin adapté waat sunu ay programme ak li nga xamante ni moo jëm ci xeex bi nga xamee ni tàmbali nañu ko ba tuddee ko daan coronavirus bi loolu moo tax suba gi bu équipe yu fajar yi pare maay teew àndandoo ak yéen daanaka ba jeexal diggu bëccëg gi ay spécialiste ay journaliste lañ ci àndal ngir jéem gën sensibiliser ci li nga xamante ni moo di coronavirus bi bis bi tey tombé na ak jeudi 26 mars 2020 ñuy gërëm équipe yi fi nekkoon ca subaak léegi fajar gi jot ngeen seetaan mais en même temps déglu RFM matin Babacar Fall mi ko jiite ak rédaction bu rajo Futur Média bi mu jeexalee jot ngeen a seetaan salle des profs professeur Massamba Gueye mi ko jiite àndoon ak Assoumben Thioub ak it ay borom xam-xam yoo xam ne joxe nañu ay cours yu am solo pour sunu doom yi nga xam ne ni ñoo gëj jàngi mais mën a suivre cours classe su terminale troisième ak CM2 bi ñu jeexalee nag ci la ñuy dogg a tàmbali jotaay bi la nga xam ne ni daañu ci ànd ak yéen ba ca kanam exactement 9h24 mooy doog a jot Chérif Dia moo ñu fekk si ñu ngi lay nuyu Chérif di la ziar et puis di la masawu ci coono bi nga nekkee fan yii yëpp c'est normal objectif bi mooy gën sensibiliser sénégalais yi ci li nga xam ne ni moo jëm ci xeexuk coronavirus bi on va faire le point dans quelques minutes et puis bu ñu demee ba 10h dinañu dem fi nga xamante ni moo di ministère de la santé et de l'action sociale fekk fa directeur de cabinet beeg jëwriñ ji bu ko defee ñoom it ñu defal ñu bilangu tey bi malheureusement Chérif saa yu ñu xëyee lim bi di gën di yokk fii ci Sénégal ci cas yi ñuy am ci coronavirus bi. muy lu am Pape ni nga ko waxee ñu nuyu mbokku téléspectateurs yi di leen ziar ñoom it di leen massawu comme ni nga ko waxee am nga lu am solo loo wax mooy ñi nga xamante ñoo nekk ci hôpitaux yi am jàngoro parce que fan yi xëy na nit ñi ngi jël seen force yëpp focaliser ko ci corona bi mais buñ fàtt ni am na yeneen jàngoro yoo xamante également am na ñum tëral ñooñu it nañ leen bàyyi xel bu baax muy lu am solo wax nga ko parce que jàngoro ji démb enregistré nañ 13 nouveaux cas daanaka kon ñi ngi bëgg a jege ci téeméeri cas yi ñan ñaan yàlla tey point bi nga xamante ni dans une heure ministère bi dina ko def mu bañ faa egg wante li am solo daal moom mooy mbir yi yokk na donc comme ni ko waxee guerre ba ñi ngi ci wante noonu bi tamit moom mi ngi jël ay jéego di ko teg muy loo xamante ne je pense que ñëpp war nañ cee bàyyi xel muy loo xamante ne moom moo gën a essentiel ci jamono ji démb ci guddi moo nekkoon ñaareelu bisu couvre-feu bi porte-parole police démb ci suba rek mu ngi ñuy xamal ni majeure partie askan bi respecté nañu ko et je reste convaincu que jotaguñ ko que tey itam loolee lay waxaat mais malheureusement da cee am ay vidéo yoo xamante ni démb ba tey mu ngi circuler ci internet bi comme quoi bëri na ci ay quartiers yoo xamante ni xale yi on a tous l'impression que ils sont pas conscients ci gravité situation bi. ils ne sont pas conscients et je pense que bu ne xale yi da nga naan seen i wayjur parce que bu fekkante ni yow da nga yor sa doom nga bàyyi ko mu génn déjà heure boo xamante ni ñëpp ne nan tëju ñu nekk ci mbedd yi di jël ay sièges di ko teg ci ay tali di ko fa kii ak di ñaawal nit ñi je pense que loolu moom day loo xamante ni c'est de l'insouciance ak de l'indiscipline te je pense que yooyu moom day ay xeetu manin yoo xamante ni ci doomu aadama kenn mënu ko war parce que tu as l'impression que amuñu ay wayjur la question qu'on s'est tous posée hier ana seen ay wayjur xale yi voilà moo tax faut pas condamner les enfants mais leurs parents parce que fekkante ni am na ay wayjur nga bàyyi leen ñu nekk ci mbedd yi te boo xoolee vidéo yi ay mag ñoo koy filmer donc dafa mel ni ànd nañ ci ak ñoom yi ni mel je pense que yooyu moom day pratique yoo xamante ni ñaaw na ci image su fan ko defee quartier ban ko defee parce que bu fa wayjur nekkul je pense que moo tax affaire yu mel nii ñi ngi ciy wax mais même communication bi ak implication bi au-delà des forces de l'ordre je pense que am nañ fi ay maires yoo xamante ñi ngi fi ñoom it war nañoo gën a dugal seen loxo parce que même maire am na loolu yoo xamante ni war na ko jouer bu dul maire bu également am na ay chef de quartier yoo xamante ne bu dee ci réewu taax yi la bu dee ci dëkk kaw yi la ay chef de village je pense que ñoom it nañ gën a dugal seen doole ak seen i xam-xam ci li nga xamante ne moom mooy combat boobu su ko defee ñu gën a mën a sensibiliser parce que ñoom ñoo gën a jege askan wi parce que am na commissariat de police moom
bariwul ci Sénégal bu fekkente ni quartier bu nekk am na fa dañ koy lim. mais ak quartier bu nekk am na chef de quartier. et je pense que chef de quartier aussi nañ gën a dugal seen loxo ci xeex bi nga xamante ni ci lan nekk ni su ko defee ñoom ñu wéyal sensibilisation bi ci yenn comportement yoo xamante ni quand même c'est irresponsable de la part des parents yi nga xamante ni bàyyi nañ seen ay gone yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk doon def lu mel parce que démb quand même bi mu amee ay violence ñëpp taxaw ñaawlu nañ quand même taxawaay bi nga xamante ni police am na ko. kenn bëggul violence voilà kenn bëggul violence mais ñoom itam neexuñoo défendre. neexuñoo défendre te loolu dañuy tardel Pape moo tax man sax man dama ne woon man débat bi Sénégal nee naa leen man ay ñuy wax ci police ak ay xale yeeg nu mel ñoo ñëpp dañuy tardel quoi ñu doon focaliser wu ci li nga xamante ni moom mooy alikala jox nañ ko démb mooy virus bi nga xamante ni jamono jii ni giigante suñ biir naan waroon nanoo caw kee waruñ koo caw lii war na am moom ma ngay teg ay jéego mais aussi xale yi bu ñu leen bàyyee nii lii raam mën na jëm ci ñag bi mën nañoo def seen ay yëfi dof ba feebar bi di gën di law parce que toll nañu ci étape boo xamante ni selon scientifique yi feebar bi léegi ajootul rek muy jóge ci nit c'est-à-dire léegi mën nañ ko am ak transmission communautaire c'est-à-dire mën nga dugg ci koñ am ko fa mën nga toog sa kër am ko fa donc cas bu ñu ngi ci étape bu xaw a doy waar selon les scientifiques donc du coup xale yi dañu war a waxtaan ak ñoom wax nga lu am solo léegi dëgg la du koñ yëpp ñoo am ay commissariat de police waaye quartier wala dëkk boo gis am na ay notables c'est-à-dire moi je pense par exemple démb on a vu beaucoup d'images yoo xamante ni Médina la jóge defe naa jot na par exemple Bamba Fall maire Médina chef de quartier yi nga xamante ni ñoo nekk ci koñ yooyu jóg dem waxtaan ak wayjuru xale yi nga xamante ni limite image yi ku ko xool démb sa xol dafa dagg. no Bamba dañ koy woo sax parce que moom il est très réactif parce que gis nañ ni quand même c'est-à-dire ñoom ñoo war a jóg dem porte à porte dugg ci biir kër yi waxtaan ak wayjuru xale yi te moom it teg na jéego yu am solo gis nga ko vraiment jàpp na ci guerre bi nga xamante ni ci la nekk moom moo tax sax marché Tilène ba gis nañ effort yi mu fa def tëj koog yu ni mel ba ciy jaayanteeg sax commerçant yi dégg nga ko korog mu ne bakkanu waa Médina moo ko gënal alal xam naa moom bu mënee sax intervenir ci émission bi après dañ koy jël pour li nga xamante ni quand même parce que Médina day quartier boo xamante ni ci quartier historique la bon c'est vrai que mag ñi ngi naan jàngoroo taxoon sax ñu créé parti quartier boobu ci wàllu peste ak yu ni mel waaw loolu bon ñi nga xamante ñoo def histoire ñi ngi koy wax je pense que donc c'est un quartier boo xamante am na tradition parce que boo xoolee déjà collectivité lébu am na fa te ñoom ku ne xam na ni quand même c'est une collectivité boo xamante ni yar ak teggin quand même fa la sekk baax te am nañ ñoo xamante ni dëkk la bu bëri ay nit yu bëri valeur voilà donc pourquoi xale yi bëgg a def loolu mooy loolu quoi xëy na bon bu fekkee ne gone ak Médina dëgg moom waru ko mën a def parce que comme ni nga ko waxee sànq ñoom am na loo xamante ni xëy na mi ngi dañ ci société Sénégal mais des na fa léegi mooy kilifteef maanaam bu am na dafa dañu organiser li nga xamante ni moom mooy seen société ba nga xamante ni quand même ba léegi kilifteef dafa am te li nga ko wax sànq parce que toll nañ foo xamante ni Sénégal moom ñëpp war a mën a yar parce que toll nañ ku ma bëgg a menacer daal intérêt réew mi te jàpp naa ne intérêt réew mi mooy fexe ba nga xamante ni jàngoro ji bañ fee law te tamit indiscipline moom mënul tax li nga xamante ni kon nga menacer vie wu ay millions de Sénégalais parce que toll nañ foo xamante li tax ñu jël mesures yi je pense que du ngëneelu kenn c'est pour justement lutter contre cette pandémie là bi nga xamante ni kon mi ngi def ay ravages donc il faut que nit ñi aussi conscient ci loolu jàppale nit ñi nga xamante ni jàppale wuñ nguur gi seen bopp la ni jàppale parce que kilifa yi ñoom am nañ parce que bu ñu ne confinement ñii di borom doole ñoom am nañ loo xamante ni mën nañ koo dundee ay weer mais am na ñoo xamante ni amun sax ñàkk pexe tax sax ñuy génn malgré les restrictions mooy kii mooy góorgóorlu bi rek mooy yow mooy man saa yoo xëyee da ngay doon dàqe pour am dépense donc il faut que parents yi bàyyi xel loolu waaw bis bu newoon ci ay confinement ñi koy yëg c'est pas ay nguur gi wala nangam quoi donc il faut qu'il soit conscient et puis ces images là ce ne sont pas des images yoo xamante dañ koy gis parce que yenn réew yi nga xamante ni kenn du leen cité ci wàllu royukaay ci démocratie gis na ni loolu kenn xalaatu ko fa yaa ngi dégg ay Rwanda ñu naan am nañ faat nañ fa ñaari nit ñoo xamante ni dañoo salfaañe yoon ci wàllu couvre-feu Sénégal moom kenn xalaatu ko fi wala ñaanuñ ko yàlla parce que dóor yi rek gis nga bi mu amee polémique bi mu fi jur police ni nga ko waxee génn nañ benn communauté regretté li nga xamante amoon na ba ne ay matukaay jël nañ ko ba yu ni mel bañ fee amati mais aussi loolu taxut nit ñi def lu la neex je pense qu'il faut que ñu respecter li nga xamante ni moom mooy yoon ku ko defut tamit na yoon dal sa kaw mais à la hauteur li nga xamante ni mooy erreur bi nga def. Il faut encore préciser que couvre-feu du ay fo le couvre-feu n'est pas un jeu kenn amul droit violer loi muy man ak mag bi ak ndaw bi kenn amul droit ci dëkk violer loi teel a ñibbi mooy attitude bi ñëpp war a jël démb wax nañ ko te defe naa di nga ci ñëwaat Chérif pour expliquer waat encore téléspectateurs yi état d'urgence bu amee ci dëkk pouvoir yëpp dafay aju ci kilifa yi maanaam police ci njiitu réew mi donc ñun daanaka am na ay liberté yu bëri yoo xamante ni dootuñu ko amati yenn saa yi nga gis alkaati wala autorité am décision bu mu jël
jël ci période état d'urgence donc ñun citoyen c'est-à-dire yoon sax daf ñoo mayul ñuy naan lii mooy yoon ak lii du dëgg du yoon lii mooy liberté ak lii du liberté c'est-à-dire tollu ñu sax ci kaas ak ci xool ndax lii mooy yoon ak lu dul yoon dañoo nekk ci état d'urgence c'est-à-dire man ci xawma ci ban ton la ñuy génn ci télé yi ak président war a waxee pour que nit ñi bu ñu xoolee seeni kanam rek dinañu xam ni l'heure est grave. Non, l'heure est très grave parce que démb dégg nga ko communiqué conseil des ministres bi ñu ne adopté na fa projet de loi boo xamante ni moom mooy président de la république mu gouverner par ordonnance loolu dafa leer quoi maanaam bu gouvernance par ordonnance mooy moom njiitu réew mi léegi am na ci loo xamante ni sañ-sañu assemblée nationale la moo doon voté loi mais tey mbir mi jàmp na jàmpaay goo xamante ni mënuñoo jël sax ay loi di ko yóbbu fa la nga xamante ni mooy ci assemblée nationale muy jaar déjà ci ay commission technique après commission des lois ñu doog a indi plénière parce que ndaje déjà kenn mënu ko fa donc assemblée mënu fee sax daje ay plénière yu ni mel ba tax na kon yu ci bëri président de la République fa mu toog ci bureau léegi constitution may na ko muy jël dogal di bañ a jaar sax ci assemblée nationale di légiférer boppam maanaam ku ne xam na ne assemblée nationale mooy jël ay loi di ko teg mais jàmpaay goo xamante ni kon moom mooy ordonnance boobu mu def ko moom moo tax kon yoon may na ko ko dégg nga dem wax ne conseil des ministres donc adopté nañ projet de loi boobu ce qui veut dire que comme ni nga ko waxee liberté publique yi nga xamante ni amoon na fii ci Sénégal te ay charte mayoon ko askan wi ak yenn ci réew mi moom loolu nit ñi mënatul leen koo may ba moo tax ñu daal di yemale lu bëri donc il faut que nit ñi xam ko ci loolu jàppale ci ñi nga xamante ni mooy kilifa yi ñu daal di jóge ci état d'urgence parce que bu fekkante ni par exemple ñi ngi ci état d'urgence comme ni nga ko waxee ñu dem ba ci yàgg fam limite ba ñu constaté ni jàngoro yamut mën nañoo yokk beneen ki ay état de siège waaw yooyu yëpp da nga ko fiy dégg ñu koy wax ci yenn réew yi ba dem ci ay confinement et cetera loolu nag ñaanuñ ko yàlla on espère que ak mesures yi nga xamante ni nit ñi jëndoon ko parce que comme ni nga wax Sénégal dafa mel ni nit ñi am nañu xamul lu ñuy déggee quoi parce que nee nañ léegi état d'urgence mënuloo jóge par exemple yow Ndakaaru dem Thiès xam nga moo gën a jege diggante Dakar ak Thiès maanaam région bi dem ci région bi démb gis nga journal bi ñu def am ay nit ñu ne dañuy jóge dem buntu Pikine ne dañuy jël oto dem seen dëkkal nag loolu mënatul nekk parce que li ko waral mooy transmission communautaire yooyu comme ni nga ko waxee parce que dañu constaté woon ne Sénégal ba 20 jours yu njëkk yi maîtriser woon nañ li nga xamante ni moom mooy progression maladie bi parce que xamoon nañ fi mu jógee mooy cas importé yi nga xamante ni bitim réew la doon jógee loolu ban ko bëggee dakkal ni ñu def mooy daal di tëj frontières yi ci li nga xamante ni mooy AIBD boo demee tey avion naawutut kii wutut exception moom moo tax avion di naaw mooy avion cargo yi nga xamante ni li ñuy indi mooy ay dund ak ay marchandises beneen bi moom mooy cas contact yi maanaam ñi nga xamante ni ñoom ñoo jóge woon bitim réew ñëw wàll ko ñin gën a jege donc loolu aussi ba léegi kon ñi ngi maîtriser la situation parce que xam nañ fi mu jógee mais danoo dem ba ci yàgg ñu constaté beneen mode de transmission moom la ñuy wax transmission communautaire maanaam ñi nga xamante ni ñoom ñooy wàllu jàngoro ji xamul fan lay jóge te loolu bu amee rek c'est très grave dans un pays boo xamante ni mooy demeewul ni te bu fekkante ni dem beeg dikk bi gis nga ko benn bus mën naa yeb lu ëpp 60 personnes mooy ndaw si nga xamante ni moom moo demoon ca Vélingara doon dem ca xew jóge Thiès gis nga dafa corona et cetera donc pour dakkal loolu moom moo tax autorités yi daal di jël mesure ne dañuy kon déclarer état d'urgence su ko defee région ak dem beeg dikk bi yëpp ñu jël ay matukaay yoo xamante ni wàllante bi léegi dinañ ko mën a maîtriser te loolu buñ ko defee je pense que problème bi mën na régler à moitié à condition aussi que nit ñi nga xamante ni ñoom fi nekk jàppale ci kilifa yi et je pense que il faut que nit ñi aussi ñu gën a conscient ci li nga xamante ni kon moom mooy dogal yooyu dañ koo jël rien que pour yamale fi jàngoro ji et que aussi comme ni nga ko waxee communication boobu il faut nit ñi yaatal ko su ko defee gox-gox yi parce que du nekk société boo xamante ni également nit ñi xëy na seenam njàng am na ci ñoo xam ne ko wut donc il faut que moo comme ni nga waxee noonu c'est banal wala terre à terre mais aussi comme ni noonu leen mën a déggee il faut ñu leen koy expliquer noonu voilà ñuy waxee noonu ba ñu yëgal niveau yi nag kowel ko xaw ko institutionnaliser ba nga xamante ni kon nit ñi gën a mën a comprendre li nga xamante ni moom moo xew li nga xamante ni moom mooy parce que je pense que tey toll nañ foo xamante ni comme ni nga ko waxee information tey nit ñëpp koy am parce que fii nit ki ay smartphone yaa ngi fee ak nit ñaa ngi ci vidéo yi ñi ngay seetaan la xew ci États-Unis ak yeneen réew yi je pense que léegi moom communication te doguma la dañoo toll ci li wolof di faral di wax ni lu golo xam na boo tee doomam dañoo toll ci période boo xamante ni Emmanuel Macron France lay lijjanti Donald Trump gis ngeen ko Amérique lay lijjanti Poutine Russie lay lijjanti Ouattara Côte d'Ivoire lay lijjanti donc nañu lijjanti Sénégal nag c'est-à-dire man na ma yàlla baal quand je vois président de la République mooy suñu kilifa yàlla na taxawaayam yàgg et puis suñu borom dooleel ko bu dee discours par exemple di làkk
français sax man daf may xaw a gêner parce que ñi nga xamante ni sama classe gi am moyen peut-être bu ñu bëggee dégg ku leen di làkkal tubaab écoute dañuy xool télé boo xamante ni ay tubaab ko yore mais tey dañoo toll ci état boo xamante ni dëgg la baax na nga wax ci façon ouverture mais li gën mooy boo dee wax ak ay sénégalais comme ñun dañoo xaw a këx nga wax ak ñun ci langage boo xamante ni ñun moom la ñu xam moo méngoo ak suñu ay réalité socioculturelle. pourtant man de discours bi dafa na ko je pense oui daf ko def ci tubaab après def ko ci wolof mais damaa bëgg daal mu wax ak nit ñi xaw ma daal man damaa ragal. man nit ñaa ngi dégg ñi ngi wax ak nit ñi de. situation bi damay ragal mu gaañ ñu damay ragal ñu dem na ma yàlla baal ci saa yu ñu xëyee Masamba deena ma Demba deena am nañu 100 morts 200 morts te su boobaa maara day taali on n'aura pas les moyens de contenir et les morts et d'aider ces malades là qui sont alités dans les hôpitaux. barki Serigne Touba Mbacké nit ñi dañoo xamul li ci wér rek. balaa ngaa xam ni wér dafa am solo nga am putantaan bu ndaw ba muy metti wala sa bëñ ji metti mais les gens n'ont rien compris hier ce qu'on a vu ci réseaux sociaux yi donte ñu tuuti lañu waaye lu tuuti loolu ci ay xale yu ñu gis ci ay quartier ñuy regroupé wu di fecc teg seen ay chaise ci mbedd yi di kokkali alkaati yi loolee mën na jur jàngoro bu doy waar Chérif. muy lu am solo Pape parce que ni nga ko waxee noonu la parce que pourtant ñi ngi wax ak nit ñi quand même parce que boo xoolee quand même Sénégal depuis un mois information benn rek moo fay am muy coronavirus ñun ñu journaliste xam nga ko dem nañ ba gis nga ko amatoo beneen information léegi sax ambiance foo caaxaan fecc kafre. non du yoon parce que je comprends quand même sa colère te ça se justifie quoi parce que li nga waxee noonu la parce que yow yaa ngi nii bàyyi sa yitte yëpp toog fii di wax ak nit ñi yaa ngi contribuer ci li nga xamante ni moom mooy sensibilisation bi et puis feebar comme ni nga waxee parce que Sénégal toll nañ foo xamante ni am na yeneen jàngoro yoo xamante ni ba léegi ñi ngi fi parce que dem nañ ba hôpitaux yi sax nit ñi ragal nañ faa dem wala liñ di personnel soignant bi jël nañ seeni force yëpp focaliser ko ci coronavirus bi mais wér-gu-yaram dafa am solo te je pense que li nga xamante ni mooy kilifa aussi bu dee wàllu wax moom ñi ngi koy wax ba léegi parce que yeeg réseaux sociaux yeeg lépp loo xamante support de communication ñi ngi ko accès uniquement ci li nga xamante ni moom mooy xeex jàngoro ji di coronavirus et je pense que loolu rek firnde la ci ne bon bu fekkante ni wàllu matukaay bu kilifa yi jël moom ñi ngi ko accès ci loolu nit ñi nag ñooy def lu leen neex parce que li ko waral mooy peut-être yarin bi parce que am na ñoo xamante ni duñ ko def ñi nga xamante ni am nañ yar bu am solo te je pense que jàngoro ji pam ni nga waxee noonu la bopp sa bopp lañ toll ci àdduna bi xëy na Chine moo fiy jël ay initiative boo xamante ni moom am na doole te ñoom it du kenn defut dara ci àdduna bi ngir neen chinois yi bu fekkante ne dañ koy def it bon ça s'explique sur le plan géopolitique parce que bis bu jàngoro ji wara it bëgg nañoo am retour sur investissement ci li nga xamante ni mooy ay ay marché fii ci Sénégal et cetera te tamit comme ñun amul doole dañu xam suñu bopp te je pense que jàngoro ji malgré les difficultés malgré les restrictions mën na nekk une opportunité waxoon nañ ko fii démb parce que ni mu ko mën a nekkee mooy fan yi déggoon nga fii bu dee zone des Niayes par exemple Pape nga ni ñu ne bay nañ fa lan daan bay dañ ko doon wanteel mais 69 milliards yi nga xamante ni parce que 60 la woon yokk nañ ci 19 bu fekkee ne 9 milliards bu ko defee ñu ne dañuy dimbali li nga xamante mooy aide alimentaire bi yokk ko je pense que mën na nekk opportunité boo xamante nañ ko delloo ci baykat yi su ko defee ñoom ñi nga xamante ñoo bayoon la ñuy jëndee dund ñu yemale ko fii ci Sénégal bu njëkk dañ ko doon jëggaani bu fekkee ne vallée du fleuve wàllu ceeb loolu lépp je pense moo tax xaalis bi day des fii ci Sénégal muy opportunité boo xamante ni tey jàngoro ji wane na ko fii ci Sénégal te buñ ci jóge aussi ñu jàngat ci boo xamante ni ci wàllu koom-koom lépp loo mën a gis nañu gëm suñu bopp jàpp na fii ci Sénégal waaw après voilà nañ ko c'est maintenant que l'après corona va se jouer voilà non dina mën nañ ci buñ ci mën parce que crise boo gis wala loo mën a gis dans la vie Pape nit mën na nekk njariñ ci nii bu fekkente ni jàngat nañ ci parce que Rwanda gii ñuy wax nii dañoo jóge ci génocide boo xamante ni 800 000 morts ñoo ca dee moom moo tax Chine gii ngay gis nga Mao Zedong marsam bu gudd ba moom moo tax ñu jógee am ca loon ca jàngat Europe it guerre mondiale yi nga xamante ni mooy ñaari ca lan jàngatee ba dem donc ñun aussi corona bi mën nañ cee jàngat loo xamante ni ëllëg Sénégal mën nañ cee doxal sukkandiku ci wàllu wépp muy wàllu discipline comme ni nga ko waxee mais aussi wàllu rigueur ak gëm sa bopp boo xamante ni ci wàllu koom-koom bi lépp day yem fii ñu mën a jariñ suñu réew yokk ko ci voilà on va tenter de joindre yenn ci ay borom xam-xam yoo xamante ni bëggoon nañu ñu bokk ci jotaay bi et puis vous rappelez encore que tous les chroniqueurs sont en mode télétravail bu ca kanamee daañu fekki El Hadj Mbaye Garmi këram moom it xaar nañu ñu ngi xaar ay kàddoom ci état bi la nga xam ne ni Sénégal ci la nekk tey oustaz Assane Seck xam nga Sénégal nag dëkku diine la d'ailleurs tey moo waroon nekk tàmbalik appel bu Seydina Limamou Laye ba noppi itam xalif généralu Mouridi Serigne Mountakha Mbacké yàlla na fi yàgg te ànd ak wér tey dafa woote julli ak ñaan waaye ku ne mën nga ko defee sa kër c'est même pas la peine ñu dajaloo ci jumaa yi parce que à l'impossible nul n'est tenu donc oustaz Assane Seck dinañu ko fekk këram moom it il sera en mode télétravail
Bijou Sy sera avec nous on la retrouvera moom tamit comme tous les matins chez elle puisque ñoom ñëpp dañoo nekk en mode télétravail dinañu fekk itam Corombaar Ndiaye këram ngir moom it mu indil ñu sujet bu am solo surtout par rapport ak deuxième jour couvre-feu bi ak xale yi nga xamante ni respecté wuñu ba léegi directive yi nga xamante ni moo jógee ci bopp réew mi Exidex bokk na ci sénégalais yi nga xamee ni dañoo càng bitim réew moom itam mu ngi actuellement Paris confiné quelque part daañu jokkoo ak moom bu ca kanamee ci plateau bi et puis dinañu ñëwaat ci importance suk li borom xam-xam yi laam-laamee fan yi yëpp jëm ci garab gi ñu tuddee chloroquine ñun yàgg nañu ko naan Nivaquine la ñu ko tuddee woon à l'époque ndax bu ko borom xam-xam yi validé du jur jiiroo ci dëkk yi il paraît am na ay entreprise yu bëri yoo xamante ni ñu ngi daas fanaanal di ko defar ngir denc ba keroog ñu naan chloroquine bi validé nañu ko pour dëkk yëpp fii ci Sénégal nag y a un professeur qui s'appelle professeur Seydi def na benn vidéo moo jiite service maladie infectieuse bu hôpital Fann am na vidéo boo xamee ni def na ko pour dëggal ni chloroquine boobule mën nañu koo tàmbali jëfandikoo fii ci Sénégal vidéo bi elle est devenue virale on mettra cette vidéo là et puis nous on fera des commentaires concernant loolee nga xamee ni moo jëm ci position wam on essaiera aussi d'entrer en contact ak ki nga xamante ni moo di Kaligna moom sociologue la xam nga période bi nag daf ciy baax comme je dis di jox kàddu gi borom xam-xam yi moi j'aime pas parler avec les faux experts et les faux sachants parce que loolu dafa bëri léegi ci réew mi mais heureusement ba Sénégal bëri na ay borom xam-xam yoo xam ne ni mën nañu am ci yaakaar ci ñoom bu ko defee bu ñu waxee ba daaneel mu mën a jur saafara ci période bi ñu nekk nga xamante ni période sensibilisation la on ira à Touba foofee itam démb gis nañu quand même lu ñu xaw a naqarlu ñun ñi nga xam ne ñoo nekk ci presse bi ay taskatu xibaar yoo xam ne ni kenn ki mooy reporter ka ca des gàddu caméra am alkaati bi am yu mu ko def ba dégg nañ ci sax ay saaga kookee di journaliste paraît-il bu dëkk Touba dinañu jokkoo ak correspondant bu télévision Futur Média ak RFM foofee ca Touba di Marema Diop bu ko defee moom tamit mu indil ñu ay leeral ci situation boobu la nga xam ne ni daanaka kenn naqarlu kenn rafetlu ko et puis dinañu jéem a jokkoo ak maire bu Médina Bamba Fall je rappelle encore Chérif Dia wax na ko ñu nit on va insister sur ça actuellement fii ñu tollu tembe peut-être ni xale yi jógee démb di ko këli alkaati yi mel ni comme si dañu leen excité parce que man impression boobu laa am et j'ai entendu un psychologue dire ça ce matin nee na xam nga ñun fii Sénégal dañoo tàmm loo ma def ma delloo la ko donc est-ce que du dóor yi ñu leen dóor bërki démb moo leen excité ba ñu tollantiwaat ko ngir wane nii écoute ak koo mënti doon loo ma def ma delloo la ko parce que ñun dañoo tàmm yooyu fii ci Sénégal da ngay gis sama classe gi xuloog sax mag di ko delloo yi mu ko def donc xeetu jokkar bi yooyu dafa bëri lool fii ci Sénégal est-ce que du loolu itam de façon psychologique parce que man finalement je comprends plus moo poussé peut-être xale yi ñu excité ba delloowaat buum ca mboy ga démb. bon man moom je sais pas moi j'essaie de commenter. moi je suis pas sociologue bon mais ni ñu ko mën a waxee rek mooy loolu moom ku ko def da ngaa ñàkk jom parce que li naan nen la ak kekk bu nen bi dalee ci kekk bi nen bee toj bu kekk bi dalee ci nen bi toj donc ce qui veut dire que xale yi amul benn intérêt di provoquer les policiers parce que gis nañ ni kun fi caw wala ñu kii la fi egg say wayur ñoom ñooy ñàkk rek te toll nañ ci jamono joo xamante ni je pense que c'est pas ça le moment encore une fois dañuy insister ci yar gi nan yar gone yi su ko defee ñu comme ni leen ko waxee ñoom ñi naan ñi toog ci kër gi mooy mag ñi nga xam ne sax dañuy wuti dépense mais gone goo xamante ni yow koo bawoo bu fekkente da nga daan dem école depuis 15 jours la ngi nii tëj nañ école yi sa pareef mooy nga toog ci kër yi à l'heure bi nga xamante ni kon ci lañ décrété lii di état d'urgence donc je pense que loolu moom mooy li nga xamante ni moom mooy solution bi rien ne peut justifier li nga xamante ni kon moom mooy seen acte boobu te comme ni ko tubaab di waxee c'est pas un jeu parce que lii moom du tolluñ ci jamonoy fo parce que monde bi yëpp gis nga li fa xew Inde ngi nii ñooñu ëpp foofu ay milliards lan dañuy confiné ñëpp ñu ngi toog ci kër gi yeneen réew la même chose Sénégal nag Ndakaaru gi 3 millions de personnes ñoo fi nekk yeneen dëkk yi boo dajalee lépp 16 millions lan 16 millions moom mooy équivalent wu presque la xew fa la nga xamante ne Wuhan te Wuhan sax 25 millions la woon te dañ leen a confiné woon muy dëkk boo xamante ne moo ëpp Sénégal fii nag confiné woon fi kenn dañ ne 20 heures ba 6 heures du matin la nit ñi toog su ko defee ñu xool nee say def pour limiter les dégâts et je pense que loolu il faut que ñu jàppale ci nit ñi maintenant ay difficulté
am na nag ci ñi nga xamante ni xëy na ñoo doon liggéey parce que am na ay problèmes yu ci jël transport et je pense que plus on avance ñu gis erreur yi di ko rectifier ci wàllu kii bi bu ko defee balaa boobu parce que imagine gis koo xamante da ngay doxee ville ba banlieue et cetera mu gën a wàññeeku. et finalement sax dajaloo la jur. voilà day jur ñu doon ay centaines et des centaines de citoyens di dox ci autoroute à péage bi diggante Dakar ak banlieue bi. image yu doy image doy te jamono toll na fa xamante ni maa ngi koy wax démb rek ne ko jamono bon ba dara daawul am daa nga romb nit sax yóbbaale ko ndax yërëm ko mais comme toll nañ ci jamono yoo xamante ni dañ ne virus contact amul. moo tax xëy na ñi romb ñenn ci yoon yi mënoo leen a yóbbaale et cetera mais li wareef rek moom mooy comme li nga ko waxee ñuy rectifier le tir plus on avance di xool dysfonctionnement yi. mais ñi nga xamante daal mooy leen wax li ñuul ci soom moom nañ ko ci teggi mooy ñi fi def acte d'indiscipline. mais également li nga xamante ni moom mooy aussi ñi nga xamante ni dañuy ëppal ci li nga xamante ni moom mooy seen wareef et je pense que bu fekkente ni koom-koom bi yëpp dafa taxaw lépp taggatémbe ci réew mi képp koo xamante ni jóg nga daal pour nasaxal liñ teg muy sart yoo xamante ni ñëpp ci war a tënku muy njiitu réew ma ba ka ca gën a suufee képp ku ko salfaañe moom nañ def li nga xamante ni moom la yoon tax comme ni nga ko waxee parce que état d'urgence boobu am na ay loo xamante ni ay dispositions légales yoo xamante ni may na ko kilifa yi ngir ñu def ko te du am benn xiini mii ni ci réew mi su ko defee kon jàmm ne ñooy pap mu ngoog am na solo Chérif Dia kaddu yooyu nga xamee ni génne nga ko jëm ci sunu combat ñun ñëpp muy xeex te daan li nga xamante ni moo di coronavirus bi démb j'ai regardé discours bu président en France def di Emmanuel Macron boo ko dee gis muy wax sax da ngay xam ni kii il a envie de pleurer donc actuellement pandémie bi jaaxal na sax kudul président donc xam leen ni l'heure est grave na ñëpp farlu te góorgóorlu baat bi nag benn rek la war a doon na ñëpp toog seen i kër Chérif Dia wax na ko léegi nii c'est vrai que dëkk yu bëri confinement total par force la ñu décidé c'est-à-dire kenn amul droit génn sa kër 24 heures sur 24 ku ci génn ñu teg la ay daan ñun fii Sénégal alhamdulilah peut-être tolluñu ci situation boobule li ñu wax rek mooy à partir de 20 heures ba 6 heures du matin na ñëpp toog seen ay biir kër loolu defe naa xel mën na cee dal et que 20 heures 6 heures du matin quand même toog sa kër yomb na ñun nag Sénégal dañoo tàmm toogaayu mbedd da ngay romb ci boutique man yenn saa yi damay romb boutique war caa dugg fekk fa juróomi nit yoo xamante ni ñii jënd nañu bu yàgg ñi ci des defuñu dara ci boutique bi mais taxaw rek di waxtaan ñii di tux cigarette ñii di kokkali ñii di jëw donc muy ay situation yoo xamante ni ci xeetu crise yi ngay xam ni yar dafa am solo nit dafay am kilifa yooyu nag la ñuy ñaan ñoom it ñu porte à porte ku ci nekk quartier bi nga ne te gis fa ay ndaw yoo xamante ni on les appelle des récalcitrants ngeen dem def porte à porte bu dee am nañu ay kër parce que finalement yenn saa yi sax nga ni est-ce que xale yi am nañu ay wayjur parce que xale bu ci dem defi li mu def ba pare bu guddee dina ñibbi ca kër ga te ñun nag dañoo tàmm xale bu def bêtise ñu ree la yow kon toj ngeen tali bi tey keng reetaan mel ni ay manquant te yooyu noonu ay gravité la yoo xamante ni xamu leen sax lu mu mën a jural Sénégal donc nous demandons aux autorités aux notables maires yi ñu jóg bu dee jaral na leen ko dem fëgg ci buntu kër yi waxtaan ak wayjuru xale yooyu nga xamee ni ajot xaar mbay ma jaaga moo ne woon à l'époque xale yi ku leen juróon yërëm leen waaye xale yi ma gis démb jaruñoo yërëm am na benn moment sama xol bi jeex na ba je me suis dit ñi teeñu leen génneel kaar bi sotti ndox mu tàng mi parce que li ñu def dafay jur ay gàllankoor yoo xamante ni kenn mënu koo natt Chérif et c'est dommage loolu par exemple moi je reste convaincu que moo indi par exemple alkaati yu bëri peut-être dañoo dem ba mujj ñoo ràññee kuy journaliste nekk ci terrain bi di liggéey nga xam ne waruñu ko laal ak kan moo ñëw pour jaxase affaire yi la preuve am na ci ab journaliste boo xamante ni ak caméramanam ca Touba démb policiers yi dañ leen malmené ba dégg naa hôpital la nu mujjee ngir indi ci ay leeral nag on va tenter de joindre ki nga xamante ni moo di Marema Diop moo ñu teewal ca Touba tey ci suba rek mu ngi ci indi ay explication ci RFM matin Marema bu fekkee jàppandi na ñu jokkoo ak moom Marema ñu ngi lay nuyu di la ziar mbaa jàmm nga fanaane foofee ca Touba actuellement li ñuy waxtaanee bopp ba tey mooy journaliste bi ak caméramanam bokk Touba TV il paraît démb dañ leen saax-saaxee ba ñu mujjee hôpital est-ce que mën nga ñu indil ay explication ci situation wu taskatu xibaar boobule. maa ngi lay fay Pape Cheikh Diallo merci beaucoup di nuyu aussi Chérif Dia waaye aussi seen ay téléspectateurs yu Télé Futurs Médias
ni nga ko waxee noonu la suñu naataangoo la di journaliste elle s'appelle Awa Ndiaye nekk Touba TV ak caméramanam bu Ousseynou Mbodj ñoom ñoo nekk victime d'agression mën naa ko waxee noonu démb ginnaaw benn émission bu ñu doon waajal journalu 20h ñu bëggoon comme mode télétravail moom la télé yëpp di def jamono ji parce que xam nañ ni la situation oblige donc ñoom dañ doon commencer di tester seen ay am benn background lañ koy wax en télé je pense pour avoir arrière plan bu baax donc noonu lañ doon xoolee ci axe bi nga xam ne moom moo jëm grande mosquée bi pour mën a defee foofu seen plateau donc ñu biñ leen accroché ginnaaw bi ñu leen malmené ba pare ñun dem nañ ba ci sur place te jéem a wax ak ñoom recueillir lan moo waxal ñu egg foofu ak agent police bi ci lañ ñu xamal daal ni ñu seen journal lañ doon waajal te elle sax qui devait présenter le journal ici à partir de Touba donc doon xool rek arrière plan ci la ko agent bi intercepté ni ko qu'est-ce que tu fais là dañu nekk couvre-feu mu ne ko kat dañu am li nga xamante ni moom mooy autorisation de circuler mu ngi nii mais d'après aussi seen ay propos ba tey dañ ne agent bi bëggul dégg loolu ni leen suñu yoon nekkul ci ay autorisation de circuler couvre-feu ça concerne tout le monde donc dem leen le temps que rek ñuy jël seen ay bagages maa ngi nii di gis arrière plan bi que ni vidéo bi mu ngi koy wane am na sax beneen vidéo boo xam ne mu gën a explicite parce que ni nga gis fu ko agent bi di dóor muy dal caméraman bi voilà les attestations sont là noonu daal la demee ginnaaw nag biñu leen dóoree ba pare comme c'est une femme xaw na téye boppam tuuti am na maîtrise parce que nee na yar bi bu lay dal si jamono boobu mu lay daal doo xam foo ne donc après ngay doog a mën a réagir donc 19h45 lañ leen dóor toog nañ ba presque ñun ay 21h30 ñuy doog a mën a wax ak ñoom bi ñu waxee ak ñoom ba pare nag ci la ñu expliquer lii ma leen wax ñëpp jigéen moom boo ko dóoree xamoo fu mu toll mu nekk xale nekk mère de famille doo mën a def dara du yóbbu ko hôpital parce que mu doon am ay douleur hebdomadaire mu ngi wax ne yaramam fu nekk mu ngi metti noonu lañ ko évacuer moom ak caméramanam yóbbu leen service bu hôpital bu Ndamatou ñu def ko sous perfusion lépp ci suñu ay bët dañ ko sous perfusé ba pare dañ ko teg ci chaise roulante lañ ko teg yóbbu ko dem defal ko rajo ba presque ay 23h lañ koy doog a yóbbu këram image yaa ngi donc loolu dafa nekk loo xamante ni c'est inadmissible ci société boo xamante ni ñu ngi wax ni nit yi dañu conscient parce que un agent boo xamante ne ni jaar na formation un agent war na mën a lire war na mën a xam ne lii c'est permis nit ki mu circuler ak tension fu mu mënti nekk depuis sànq maa ngi leen di suivre y a des gens yoo xamante ni ñu ngi nekk di saboter kenn d'accordul ci loolu tey ku sañoon boo fekkee nit muy saboter sa liggéey yow sax ngay def journaliste am ko lay saboter sa premier réflexe mooy nga dóor ko buddi ko ci sa champ de vision comme ñoom dañ leen di comprendre parce que loolu la ñuy mën di dóor mais bu ñuy dóor ñuy mën di distinguer ki nekk ci liggéeyam ki am autorisation de circuler kiy saboter ñu xam daal li ñuy def donc c'est trop c'est trop ñun daal fii ci suñu coordination bi bu ma jëlu sa temps ñun journalistes yi nekk ci région bi saisir nañ Bamba Kassé moom aussi ci rédaction wam saisir na Makiou Faye rédacteur en chef ñu ngi saisir ministre de l'intérieur ñëpp ngir ñu mën ñu wax bu fekkee suñu attestation de circuler c'est pas valable ñu wax ñu ko ñu toog suñu kër parce que ay la yowét journaliste mu ngi def liggéeyam mais suñu sañoon tey jii duñu am benn contact ak extérieur bi dañuy toog suñu ay biir kër parce que dafa metti ay jigéen ñu nekk ci tali bi di def ronde ba 23h ngir am ay xibaar yi ñu leen dégtal yéen ñu nekk seeni kër donc dafa métti daal ñun daal lu ñu ci mën a wax mooy fay noonu la demee attaqué nañ ko dem na ci hôpital ñëw na mu ngi këram instant bi elle va bien mais ñu ngi ñaan yoon mu wëy ñu xam agent bi ndax sax moom noonu la parce que ñun ñi agent GFM yi ñun démb amoon nañ ak moom problème man ak Mouhamed Diop bi ñu doon def suñu direct yi am na aussi suñu yeneen confrères yu nekk UCAP FM am nañ ak moom problème démb kase lépp ci même rond-point bi lay xewee ak même agent bi à Touba lépp li nga xam ne donc c'est toujours avec les journalistes là donc aussi naka ay chef am déglu bu amee problème ak journalistes yi ñu xam ne dafa am problème ak journalistes yi buñ ko waree remplacer aussi ñu remplacer ko Pape Cheikh Diallo. Merci beaucoup Marème Diop je rappelle que yaay suñu correspondant permanent foofee ca Touba et puis ñu ngi leen di encourager yow ak ñoom Mohamed Jo ak waa RFM Touba boobu ba tey lépp loo xamee ni ay xibaar la pour RFM auditeurs yi ak téléspectateurs yu télévision Futur Média foofee ca Touba nga xamee ni zone la boo xamee ni xaw na indi njàqare ak li nga xamante ni moo di coronavirus bi yéen a ngi ñu jox ay information donc li ñu mën a jàpp mooy jigéen jooju ak caméra maanaam démb la dañu koo saax-saaxee loolee jur coow d'ailleurs
feebar ba hôpital mujjee gis ngeen image yooyu mooy jigéen bi di Awa Ndiaye moom mi nga xamee ni dafa mujjee tëdd ñu defal ko ay perfusion ba teg ko ci siis ndax ay jafe-jafe yoo xam ne ni juddu na ginnaaw bi ñu ko indilee ay jafe-jafe ci liggéeyuk journaliste bi mu doon def. Faudra préciser Chérif que état yi buñ ci tollee journaliste bi def liggéeyam bërki démb laata këyit yeeg autorisation yi di génn ne woon nañu ni carte de presse yi valable na pour ñi nga xamante ni ñoo bëgg a def seen liggéey ci heure couvre-feu bi. le ministre de l'intérieur ci boppam moo jëloon dogal boobu maanaam ñaari xam nga ñu ngi ci tey mooy ñetteelu fan bi mais ñaari fan yu njëkk yi journalistes yi mënoon nañu circuler ak seen carte professionnelle mooy carte de presse yi nga xamante ni moom la ñu yor loolu dogalu ministre de l'intérieur la le temps que ñoom ñi nga xamante ni ñoom ñooy administration bi xool nan lañuy gérer li naan dérogation yi. xëy na ñoom sax ñoom ñoo jiitu waa Touba parce que dégg nga ni ne le préfet moom moo bind ay dérogation jox ko presse bi pour ñu mën a def seen liggéey ci li nga xamante ni même si ñoom boobu mën nañoo liggéeyee ak li nga xamante ni moom mooy seen carte presse te ku ne xam na ni wàllu maintien de l'ordre public fii préfet moom moo ko yor donc policier boobu agent boobu sax xamul ni xëy na dafa xamul aussi parce que ni mu ko expliqué nii kon gën na leer suñu bopp ne agent bi nee na leen fii am couvre-feu ñëpp la concerné. donc xëy na dafa moom ci jëmmi boppam xamut voilà loolu moom ñàkk a xam ko waral parce que bu ne couvre-feu ñëpp la concerné. ñàkk xam la parce que quand même am na ci ñoo xamante ni wax lim nañ ko fi koroog ministre de l'intérieur dellusiwaat ci ñi nga xamante ni kon ñoom couvre-feu ak ñàkk couvre-feu dañuy circuler ba bañ na ko ci wax na ko ministre yi. député yi dem na ci ba ci ay chef institution yoo xamante ni ñu ngi ci réew mi. ak bon journaliste yi nag bokkuñ ci mais ku bëgg a circuler comme à partir d'aujourd'hui il faut nga am dérogation. sinon boo amul dérogation ngay journaliste et cetera mbir mi mën naa dal sa kaw donc je pense que ginnaaw bi nu masoo suñu concert boobu nga te ñoom amoon nañu këyit bi wane nañu ko d'ailleurs donc mënoon nañu leen bàyyi quand même ñu def seen fi mu toll ni préfet bi mooy kilifa alkaati boobu sax parce que préfet lépp loo xamante ni wàcc maintien de l'ordre kay préfet moom ci kilifteefam la nekk xëy na ñàkk xam a tax li ko waral moom mooy li ñu waral quoi donc moom moo tax aussi waa police buñ mënee gën a tàggat aussi seen i gars ci yoon yi parce que fi ñu toll nii sax toll nañ foo xamante ni même bu dul doon ak journaliste et cetera je pense que même police war nañoo mën a participer ci sensibilisation bi au-delà de la répression je pense que am na ñoo xam ne xamul comme ñoo nekk contact ñooy descendre sur le terrain di contacter ñi nga xamante ñooy citoyens mën nañ ñoo gën a conscientiser nit ñi sax ci gravité jàngoro ji parce que toll nañ foo xamante ni comme ni nga ko waxee liggéey yu bëri yoo xamante ni force de l'ordre daan nañ ko def wàññi nañ ko nekk ci circulation yu mel parce que dëkk bi ñuy circuler bëreetul je pense que ñoom it am na rôle boo xam ne war nañ koo jouer muy jëm ci wàllu formation boobu te formation moom c'est une formation continue parce que mën ngaa génn école de police mais lu bëri ump la mais comme jamono day doxuti je pense qu'il faut que nit ñi xam li nga xamante ni kon moom mooy seen wareef ci loolu masawu suñ ñaari naataango yi nga xamante ni kon ñoom ñoo tawat ci wàllu et puis lii bañ fee amati bon nan gëm police aussi ci li nga xamante ni génn nañ ko démb communiqué bi ne mbir ma de xewoon dem bërki dem ban duma ci ay gone ñoom ñaawlu nañ ko te ñàkk a def ay yoon dinañ leen punir et ci bis boobu kon la lii am je pense que kon yaa lii nit ñi gën a daje daal parce que je pense que nan weesu tey diggante police citoyen yu ni mel ñu wax ci li nga xamante ni kon moo fi ne mooy jàngoro jaa ngi avancé te bañ a jaawale combat bi voilà jàngoro jaa ngi avancé man moom foofu laay insisté moo tax bu nit ñi di kii ci affaire répression yu ni mel dama leen dañoo fàtte loolu te wax ci àlika la ji mooy jàngoro jaa ngi dem ñu ngi ci 13 cas dem te ñu ngi xaar dans quelques minutes waa ministère xam le point également et je pense que loolu Pape mooy essentiel bi voilà merci beaucoup Chérif donc je rappelle que couvre-feu du lu ñuy foowee ku ne war nga ko respecter ndax kenn amul droit violer loi baat boobu ñëpp war nañ cee bàyyi xel donc jokkoon nañu ak waa Touba doon def point wuk situation boobu la nga xam ne ni ci subaak léegi ñoo ngi koy dégg dib journaliste ak caméramanam boo xam ne ni alkaati yi dañu ko saax-saaxee ba mu mujjee hôpital 10 heures pile mooy doog a jot et comme chaque matin bu 10 heures jotee dañuy dem fi nga xamante ni moo di ministère de la santé et de l'action sociale fekk leen fa ñoom ngir ñu defal ñu point wu tay bi tombé ak jeudi 26 mars 2020 fi mu tollu tembe cas bi doy na waar xeetuk doy waar goo xam ne ni ku jaaxlewul doo nit bañ dem nag ba tollu ci ay cas yoo xamante ni lim bi ci ay 1000 et quelques lay toll loolu defe naa kenn ñaanu ko donc ñu ngi waaj dem fi nga xamante ni moo di ministère de la santé et de l'action sociale bu ko defee ñoom ñu déglu leen ñu defal ñu point wu tay bi ça nous permettra ñu xam ndax lim bi yokku na wala yokkut ci li nga xam ne ni ñun ñëpp dañoo jóg mobiliser wu ngir xeex ko fas yéene ko daan
coronavirus wala Covid 19 ab jàngoro la boo xamee ni bi mu duggeek léegi mu ngi lëmbee àddina di def feu et flamme dëkk boo dem actuellement jaaxle nañu on fera le tour du monde d'ailleurs dans quelques minutes dinañ leen won capitale yu mag yi nga xam ni ñaare dañoo am ay bërëb yu siiw yoo xam ni day fees dell France par exemple Tour Eiffel ku ne xam na ni Champs-Élysées daa yàgg fees dell dafa vide fi mu nekk nii boo demee fu mel ni Burj Khalifa bu Dubaï ñoom dañoo def affiche di wax nit ñi nañu toog seen ay biir kër boo demee fu mel ni Times Square New York ku ne xam na ni bërëb la boo xamee ni amul nelaw 24 heures sur 24 day fees dell waaye actuellement dafa vide fi gën a garaawati mooy Makkatal Mukarram tey boo demee ci Kaaba gi fan yële gis ngeen image yi ñu wane pour la première fois Kaaba gi vide amul nit daanaka ay picc sax ñoo doon mujj di tawaaf di loo xamante ni war na jur prise de conscience pour askan wi xëj na ñëpp du ñu seetaan télé xëj na ñëpp du ñu déglu rajo xëj na ñëpp amuñu internet xëj na ñëpp mënuñoo lire ay journaux waaye defe naa fii jamono toll loo gàtt dégg war nga dégg ni actuellement l'heure est grave et que situation bi dafa doy waar xeetuk doy waar boo xamante ni même kilifa yi nekk ci àddina xamatuñu naka la ñuy cerner situation bi la nga xam ne ni moo juddu depuis que pandémie bi tàmbali di pandémique coronavirus wala Covid 2019. On fait donc le point tout de suite. Nous nous rendons au niveau du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Déjà sunu correspondant nga fa di Mame Birame Diouf fan yëpp moo ñu fa teewal alors Mame Birame qu'on va retrouver peut-être en attendant ministre bi wala directeur de cabinet bi di ñëw di def point wu tey bi Mame Birame ñu ngi lay nuyu di la masawaat alors fi mu tollu tembe ñëpp njortati nañu ni lim bi dina yokku wóoraguñu mais dans quelques secondes certainement ñoom dinañu joxe bilangu tey bi tombé ak jeudi 26 mars 2020 alors yow naka la situation bi demee foofu Mame Birame en attendant ministre beeg directeur de cabinet bi di jël kàddu foofu ca ministère de la santé et de l'action sociale Mame Birame. Bi foofee ca ministère de la santé et de l'action sociale en attendant ñu leen di déglu ci point wu jeudi bu tey bi voilà Mame Birame donc xam naa dégguñu bu baax mais il est déjà en place wala sur place pour ñu mën a am ay commentaires jëm ci point bi nga xamante ni waa ministère de la santé et de l'action sociale war nañu ko def tey ngir wax ñu fan la feebar bi tollu. Donc numéro 25 du ministère de la santé et de l'action sociale. Ce jeudi 26 mars 2020. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-dessous. Sur 130 tests réalisés, 6 sont revenus positifs. Il s'agit de 5 cas importés et un cas contact suivi par nos services. L'état de santé des patients hospitalisés à Dakar, Touba et à Ziguinchor est stable. À ce jour, 105 cas ont été déclarés positifs, dont 9 guéris et 96 encore sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale renouvelle à la population son appel au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective. Tey alxames ñaar fukki fan ak juróom benn ministère de la santé et de l'action sociale jot na résultat examen yi nga xam ne moom lay weccoog yéen ci téeméer ak fanweeri test juróom benn positif nañ ci juróom benn yi juróom yi cas importé lañ benn bi nekk contact boo xam ne suñu service yi ñoo ko doon suivre malade yi nga xam ne ñu ngi leen hospitalisé Dakar Touba ak Ziguinchor ñu ngi am tan ci bésu tey bi dalee ko
ñaari fan ci weeru mars am nañu Sénégal téeméer ak juróomi cas yoo xam ne détecté nañ leen ñu positif ci téeméer ak juróomi cas yooyu juróom-ñeent wër nañu ba génn juróom-ñeent fukk ak juróom benn ñoo nekk ci hôpitaux yi ñu leen di traité ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi dolli di ñaax askan wi pour ñu wéyee tegtal yi nga xam ne ñoom lañ leen di jox bés bu nekk maa ngi leen di sant di leen gërëm wasalaam. mbokk yi mu ngoog mu nekkoon bilan wu tey bi jeudi 26 mars 2020 ñu doon déglu directeur cabinet bu ministère de la santé et de l'action sociale point bas ngoogu juróom-benn ñoo yokku tey di 6 cas Sénégal tollu ci 105 cas positifs juróom-ñeent maanaam 9 yoo xamante ni wér nañu ba ñibbi seeni kër. mu am 96 yoo xamante ni actuellement ñu ngi ci bërëbu fajukaay yi nekk sous traitement Mame Birame Diouf Chérif moom la ñuy jéem a jokkool bu ko defee mu defal ñu commentaire bu ñu mën a jàpp tey ci point wu ministère de la santé bu tey bi et de l'action sociale Mame Birame ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Pape jërëjëf ni nga ko waxee noonee la maanaam kon bilan muy point quotidien bi docteur Aloyse Diouf di def bu kon fukk waxtu jotee ci suba noonee la ko amale léegi ci français ak ci wolof ngir kon déggin bi gën a leer ku ci nekk rek la nga cey jot ak lay war a tax nga yokk sa taxawaay ngir moytu jàngoro ji di coronavirus nga mun ko amal ni mu joxee lim bi téeméer ak fanweer ci ay test yu ñu amal juróom-benn yi kon ñëw nañu positif ñu gis ni ñi am nañu ko ci loolee nag juróomi wax na ko muy ay cas importé benn bi cas contact suivi la kon ci xayma boobu ak léegi Sénégal am na lu toll ci téeméer ak juróomi cas juróom-ñeenti wër nañu juróom-ñeent fukk ak juróom-benn yi jamono ji ñoom la ñuy faj ngir kon ñu mun a tàggoog jàmm ak jàngoro ji nga xam ne ni Pape Cheikh moom mooy Covid 19. leneen lu ñu mën a jàpp ci ay kàddoom muy Dakar bokk na ci Touba Ziguinchor ñi nga xam ñu ngi leen di saytu ñuy gën a am yaakaar ci seen wërgu yaram amee tan kon ñuy xaar rek ñooñu ñëpp nga xam jamono ji ñu ngi leen di xool ak la laal ay cas suspect ñaan ko ñooñee bañ ko amal. cas communautaire yi gis nga ñetteelu fan ci cay kenn tuddul cas communautaire kon teewul la nga xam ni mooy dicté yi ñu war ko topp di gën a toppanteeg la nga xam ni mooy mesure ñu war a mun a jël geste barrières yi yëg kilifa yi tëral couvre-feu yeeg ak lépp loo xam ne tey ay matuwaay la ngir mun a kon moytu jàngoro ji jëlee ko ci biir réew mi jëlee ko ci àdduna si lu ñu war a mun a topp la moom docteur Aloyse Diouf kon Pape Cheikh déggoon nañ sax ay kàddoom tey ci suba muy xamle ni la nga xam ni tey mooy gants yi loolee doonul lu ñu taamu ndax bu fekkee nit ki dafa takk gant mun naa jàpp ni moom loxoom boobee fu nekk war na ko faa mën a dugal maanaam moytu bi mun na bañati bëri tant que mu ngi sol gant boobu te bu fekkee ni sumi gant bi mun naa taqal boppam bu fekkee ni kon jàngoro dafa nekkoon ca gant ba mala fam koy teg ak leneen kon daal li ñu gën a taamu mooy raxasoog saabu gel hydraulique bi mu ngi fi sa xët la tistool yi ba tey boo koy def sa loxo ne wax nañ ko conc bi nga jël ko ak yeneen yoo xam ni ay matukaay la waaye leneen loo xam ni ab information la mbala sax lu am solo loo xam ne war nañ ko mën a bàyyi xel mooy kaddu professeur Daouda Ndiaye may xam ne ni la mu nemmeeku te ñu nit ñu mu xool ko mooy ci biir oto yi comme que jëwriñ gi nga xam mooy yor mbirum transport nee na nañuy yor masque yooyee ci biir oto yi képp kuy dugg moo xam chauffeur ba moo xam receveur ba moo xam apprenti ba ak ña cay dugg nañ ko yore bu fekkee ne nit yorul kon masque boobee kon mën nañ jël rek ab décision ci biir oto ba mu bañ a dugg ndax su xëtee ci sóoli te matukaay yenn yi jëlu ko mën naa wàll ay nit leneen doon ay kaddu ba tey yu docteur Aloyse Diouf muy xamle kon ne jamono ji lépp loo xam rek matukaay nañ ko jël araya ña cay fees di bëri ñaareel ñuy moytu ay rassemblement loolee mën naa jël ay problème ndax oto xaw naa ñàkk nombre de places yi limité nañ ko kon daal lépp rek matukaay la déjà ci nit ki muy mesure individuelle waaye yaatal ko ci communauté bi ba nga xam ne nii Pape Cheikh ñëpp dinañ dëppoo ak la nga xam tey ay dicté la ñu war ko topp ngir moytu te xeex jàngoro yi nga xam ne moom mooy coronavirus. waaw donc Mame Birame Diouf ñu ngi lay gërëm bu baax ñu ngi nekkoon en duplex ak yow foofee ca ministère de la santé et de l'action sociale rendez-vous ak équipe yu télévision Futur Média yi ñu teewal foofee ci ministère boobule ca kanam ci diggu bëccëg gi bu ko defee ngeen fàttaliwaat ñi point bi ñun ñu fàttaliwaat leen ko ci waxtu wi ñuy wax ak yéen ne Sénégal actuellement selon docteur Aloyse Waly Diouf nee na am nañu 105 cas yu positif lim bi tey juróom-benn ñoo ci yokku et puis
juróom-ñeent wér nañu ba ñibbi seen i kër Sénégal actuellement toll ci 96 personnes yoo xamante ni ñu ngi tëdd feebar nekk sous traitement ci hôpitaux yu Sénégal. waaw muy xibaar yu am solo yoo xamante ni kon porte-parole bu ministère de la santé génn na ko juróom ñoo yokk kon ci li nga xamante ni mooy liste bi pap fii ñu toll nag Sénégal kon juróom-ñeent fukk ak juróom-benni doomu aadama ñoom ñoo am jàngoro ñu leen faj. mais cas yi ñi ngi tolloon kon ci téeméer ak juróomi cas kon ñi nga xamante ñoom ñoo ci wér wax na ko muy lu am solo kon fi mu toll nii gis nga ni am na loo xamante ni kon la bonne information mooy amut cas communautaire comme ni ñu ko waxee. ñeent juróomi cas la ñoo am mooy cas importé ak benn cas contact et je pense que kon fi mu toll nii c'est important nit ñi xam solo soosu nga xamante ni kon moom moo doon tiital nit ñi. mooy li nga xamante ni mooy cas communautaire yi démb ak tey dégguñ ko et je pense que yàlla na sax ñu bañ a dégg ay cas communautaires et on espère encore une fois comme ni ñu wax rek mesures yi nga xamante jël nañ ko ci dem beeg dikk beeg jokkalante bi bu fekkente ni wéy na mën na jur effet ba nga xamante ni kon ba léegi kon kilifa yi dinañ wéy di maîtriser situation bi étant donné que contact yi am na mesures yoo xamante ne annoncé woon nañ ko ci mooy confiner leen ci ay hôtel bu ñu defee loolu je pense que mën nañoo endiguer li nga xamante ni moom mooy pandémie bi. parce que bu ñu tollee ci état d'urgence état am na droit réquisitionner sax oto ba mu romb parce que pouvoir bi yëpp ci moom lay nekk donc état toll na foo xamante ni am na droit réquisitionner hôtel wala kër joxe ko ngir ñu jéem a wut saafara ci fi nga xamante ni foofee la crise bi toll actuellement 2,5 milliards de personnes sont confinées dans le monde. dëkk yoo dem wala dëkk boo dem kenn génnatul ñëpp a ngi toog ci seen i biir kër ñun fii Sénégal nag ci couvre-feu la ñu toll diggante 20h jàpp 6h du matin président de la République am na ay matuwaay yoo xamante ni jël na ko ñu bëri di ko rafetlu bokk na ci ñi nga xamante ni ñoo nekk ci secteur public bi ñu teel leen a fay seen ay salaire ba noppi itam horaire de travail yi jéem nañu ko ajuster par rapport ak crise bi liggéey yi léegi daanaka 3 heures la ñu ko war a arrêter mais problème bi am mooy am na ci ñoo xamante ni organiser wu ñu bu baax seen nit yi leen di liggéeyal ba tax ñoom ñaare bu ñu wàccee pour ñu am oto dafay nekk problème pour ñu teel a yegg seen ay biir kër dañuy doxee daanaka Dakar ba banlieue bu Dakar loolu itam nekk jafe-jafe boo xam ni comme tu as dit peut-être au fur et à mesure ñuy dem ñoom autorités yi ak kilifa yi ak ñi nga xam ne ñoo yore ay entreprise daañu jéem ngir teg ay ajustement yoo xamante ni mën na arranger citoyens yi quand même. muy lu am solo parce que je pense que comme def nañ ko ci administration bi au niveau du privé aussi on espère que kilifa yi li naan njaatige yi dinañ ci jël ay matukaay su ko defee ñoom it ñu organiser ba nga xamante ni ku wàcc 15 heures moom balaa 20 heures foo mën a dëkk ci Dakar war ngaa mën a ñibbi sa kër oto mu fekk la si kër su ko defee problème bi dinañ gën a régler di fàttali également ndimbal leen wax muy milliards yi te président ne da koy def ci dund bi fast track bi moom tey la gën a am sens parce que il faut mu gaaw comme ni ñu ko waxee fast track moom sens bi ci situation bi lañ ko war a gën a jox li nga xamante ni kon moom mooy contenu su ko defee kon nit ñi parce que il paraît que pour 1 million de familles la léegi au lieu de 50 000 day dem ba 69 000 francs. waaw léegi xam nga loolu suñ ko defee déjà jox nit ñi ndimbal lii xam nga nun koy séddalee nag ba nga xamante dana gaaw egg ci nit ñi boobaa moom lay amatul sax ay demaatee la wàcc ak nangam parce que ndimbal li moom nit ñi jot nañ ci ba dundee ko et puis ci loolu aussi dañuy saluer quand même ku mel ni Barthélémy Diaz moom it gis nañ mu annoncé ay mesures dans sa commune jëm également près de 100 millions. voilà waa ci waa Mali yooyu sa am solo mooy collectivité locale yi parce que toll nañ foo xamante ni moom guerre comme ni naan guerre moom effort de guerre képp ku mën a cotiser parce que fi mu toll moom cotisation dugal ci sa loxo day baax ci wàllu woowu donc bu maire bu nekk defee loolu également di nga dimbale état bi ci wàllu woowu parce que 500 et quelques communes yi nekk ci dëkk bi bu fekkante ni ku ci nekk jël nga déjà au niveau local ay mesures pour jàppale saw askan lii état bi indi da gën a yaatal mbir mi je pense que yeneen maires yi aussi dinañ ko def su ko defee mbir mi gën a mucc ay président aussi Pape Bala ñu la bàyyi mi ngi wéyal audience yi nga xamante ni tàmbale woon na ko bërki démb dañu marqué woon pause ndax conseil des ministres mais tey également dina dalal yeneen kilifa muy ay ancien premier ministre ay waa société civile ak ñi nga xamante ni également ñoo nekk ci wàllu koom gi ñu naan ko secteur privé mu bàyyi la rek nga wéyal sa émission di la ñaanal bëccëgu jàmm di la encouragé à propos des collectivités locales balaa ngay dem dama lay bàyyi nga organiser ma jokkoo bi ñu war a jokkoo ak monsieur le maire Bamba Fall parce que moom it soxla nañu ko li nga wax léegi ci Barthélémy Diaz moom it jëloon na ay mesures yu am solo jëm ci Médina marché Tilène waaye tamit ñun dañu koy
ñaanaat bu fekkee moom mën na ànd ak notable yu Médina ñu dem def porte à porte wax ak waajuru xale yi parce que image yu bëri am na ci yeneen gox mais lu ci ëpp daal gis nañu ni Médina la xewee. lu Médina la xewee en plus ba moom am na beneen casquette mooy wàllu wér-gu-yaram moom mooy adjoint maire bi nga xamante ne moom lañ dénk commission santé ci ville de Dakar moom Bamba Fall je pense que kon moom am na mu ëpp gars yi liggéey kon xam naa maa ngi dem ngeen jokkoo. voilà ma lay encourager di la féliciter également merci. à tout à l'heure Chérif daañu ànd ak yéen rédaction bu télévision Futur Média ci diggu bëccëg gi ak Naata Mbaye suma juumul ci journal biñ leen di présenté en attendant 10h15 mooy doog a jot on va se faire une petite pause jàllale publicité yi mais laata publicité yi peut-être ñu tegal leen daan corona bu Youssou Ndour mi nga xamante ni